asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañuy indi benn xeetu dessert lay nekk boo xam ne genre cookies la bu ñuy wax macaroon donc c'est fait à base de poudre d'amande donc lii nag moo siy dem dinañ soxla sucre glace gis nga benn kopp laa yore nii ma soxla 3 nen su fekkee nen yu dijji nga am mun nga def ñaar mais man yi may yor yu yem la donc 3 nen et puis moo gën a wóor daal dinaa soxla pincée de sel dinaa soxla essence vanille dinaa soxla aussi 1/4 de kopp bu sucre ak 3/4 kopp bu poudre d'amande donc dañuy def rek lu dul daal di jublu ci mbir mi kon nag ay wax ñu ànd ak yéen ci waañ wi. waaw gis ngeen li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw commencer pour ñëw maanaam lay li ñuy wax xaaral ma puus bi ñu lay kii bi suukar bi donc suukar bi pour lay ko damay jël rek gis nga sotti ko nii bismillah benn kopp kese la ma lay ko lay bi nag lu muy indi mooy dañu bëgg non seulement aérer kii bi sucre bi mais aussi du am benn ay donj gis nga nu mu mel nii dañu bëgg lépp mu liis parce que gâteau bi kii bi cookie bi biscuit la daal comme genre biscuit la dafa délicat boo ko deful nu mu waree rek da ngay gis mu daal di kii daal di bañ a mel ni mu war a mel donc da nga koy raté daal maanaam te soxlawuñu ko raté dañu bëgg réussir ko incha allah donc mu ngi nii gis nga sucre glace bi moom mun naa jël sama loxo daal di koy def nii ba nga xam ne du ma dese dara mais si poudre d'amande bi duma ko mën parce que dama soxla lu fin daal moom laay soxla voilà gis nga mu ngi nii léegi ma daal di jël poudre d'amande bi comme lu ma leen waxoon 3/4 kopp bi laay 3 om laay jël aywa ñu xool bismillah benn ñaar ñett yaa ngi noonu bu ko defee moom aussi on refait la même chose gis nga ñu daal di koy lay gis nga yi nga xam ne dafa dijji nii dama koy toj nii rek ci kaw nii bàyyi mu wàcc ma continuer lay voilà gis nga li des nii maanaam duma ko sànni dama koy réserver fenn comme ça bés bu may defar smoothie par exemple te nit ki amul allergie benn noix mun naa ko jël rek daal di ko siy def incha allah donc ñu daal di koy tegee nii à côté daal di ñëw yeggale ñuy nettoyer waale en même temps léegi nag dañuy daal di jublu si blanc d'œuf bi nen bi blanc bi kese lañ soxlawuñu jaune bi donc dañuy indi suñu mixeur comme ça ñu mun a jublu ci côté boobu incha allah. voilà gis ngeen léegi li ñuy def mooy dañuy jël blanc bi ak jaune bi séparer ko loolu nag ñu yomb la soit nga jël sa loxo nga toj nen bi capter kii bi jaune bi entre sa doigt yi nga xam ne du wadd ou bien nga jël ni ñu koy waxeeti nga daal di jël li may waaj a def nii coquille yi ñaari coquille yi nga jël ko di ko alterner bismillah gis nga su ma defee nii jaune bi moom bu amee blanc bu ci nekk garaawul mais contraire bi lañ bëggul donc ma daal di jël jaune bi teg ko à côté gis nga ma ñëwaat bismillah da ngay def ndànk rek doo ko yàkkamti délicatement ma ngoog ma ñëwaat encore bismillah parce que bu ci toq jaune demee du fuur comme niñ ko bëggee te day yàq sa recette moo tax ñuy def tout ba nga xam ne dara du ci dem bu ci demee rek da ngay recommencer te ki nga xam ne wóoruwul noonu musu ko def man je te conseille nga koy séparer ci beneen récipient boo jëlee blanc bi ba pare nga jël sotti bu ko defee yow su fekkee benn bi nga def bi nga toj doon ko jéem a séparer jaune bi dem na ci doo ñàkk par exemple li nga njëkkoon def ba pare maanaam doo recommencer à zéro déedéet benn boobu rek ngay remplacer. ma daal di jël sama fouet teg
donc ku am mixeur bi nga xamante ni à la main la moo gën a yomb fuuf parce que boo koy fouetter moom dama lay wax rek dëggantaan dina jël temps bala muy yegg fi nga bëgg di nga sonn trop wala nga jox ko góor yàlla yi ñu fouetter la mu def entraînement foofu donc dañ koy daal di jël mixer ko ba nga xam ni fuur na ñu commencé jël suukar boobu ñu jëloon sànq nga xam ni 1/4 la woon ci kopp boobu ñu daal di koy jël di ko ci sotti graduellement duñ ko defandoo yëpp après si la ñuy def aussi bu demee si la ñuy defaale sel bi pincée de sel bi donc ñu daal di commencer bismillah. voilà gis nga nu mu fuuree nii noonu laay jëlee sucre bi commencé ko ci def ndànk-ndànk donc dañuy continuer. gis nga mu ngi nii daanaka fi ñu bëgg mu toll mu ngi fay waaje yegg nii donc damay daal di jël su tuuti essence vanille ma def ci donc daal di jël suñu colorant alimentaire ku nekk yow yaay xool donc man am na yu ma jëloon def ci dinaa jël ñetti couleur donc nga xam ni rose vert ak yooyu laay defar donc bii nii jaune la ma jël def ci lu xaw a takku parce que boo ko dugalee ci four bi day am tendance di furi tuuti donc couleur bi nga bëgg da ngay doubler couleur bi nga bëgg da ngay doubler quantité wu kii bi colorant bi comme ça après boo ko dugalee ci four bi mu mun na jox couleur bi nga soxla bi noonu donc ñu daal di jël commencer ndànk après nag daal di mixer. voilà gis nga lii lañ soxla xool leen gis nga boo ko defee nii mu taxaw benn place moom lañ soxla donc léegi neneen ni nga ko mun a xamee mooy soo renverser sa bool nii gis nga te du tuuru noonu mooy pare na donc pare na dañuy daal di jël rek teg fële commencer ñëw mixer incha allah. voilà gis ngeen léegi li ñuy def mooy damay daal di jël tuuti même pas moitié si kii bi jaune d'œuf bi nga xamante kii blanc d'œuf bi nga xamante ni dañ ko bati woon ma daal di ko fouetter woon ma daal di koy jël di ko mélanger nag léegi ak gis nga suñu poudre d'amande ak suñu sucre bi nga xam ne moo nekk nii li may def nii c'est pour incorporer lépp nga xamante ni maanaam doo gis benn lu wow maanaam kii bi pour farine bi comme farine bi daal li ñuy wax poudre d'amande bi donc instant bi moom jarul may nekk di délicate ci affaire yeeg yooyu l'essentiel mooy na mélanger wu bu baax ba pare après nag ñu door a jël li nekk fële daal di koy indi def ko ci biir incorporer ko waat nag parce que fii moom lii la ñuy wax macaronage quoi. fii la cookies bi soit nga koy réussir wala nga koy yàqee parce que ci mélange bii la dafa am benn consistance boo xam ni moom la ñuy seet moom la ñu soxla daal bu fa yeggee rek maanaam jaratul continuer parce que fi nga koy defee fi nga koy amee ak fi muy raté seconde lay durer donc fii moom da ngay prêter attention bu baax a baax instant bi garaawagul parce que kii rek lay def mélanger yu tooy yi ak yu wow yi voilà gis ngeen ma fexe ba lépp loo xam ne rek dafa wow rek mélanger wu ak lu tooy bi parce que bu mélanger woo après day naqaaral day metti sax pour nga tourner ko léegi nag ma jël restant lu ñu bati woon ne gis nga day daal di mel ni neige laa lay wax nii voilà léegi nag ma jël nag commencer léegi nag mixage bi dafay xaw a délicat nekkatuma léegi di ko jaxase carrément mais comme d'habitude tourner di pousse ak sama kudd bu ma tourner nii xëcc mu ñëw ci man mu mélanger ma tourner xëcc mu mélanger donc day tax ba léegi dinañ mélanger te duñu ñàkk air bi ci nekk gis nga ku nekk rek nu mu la juboo nga koy defee gis nga bu commencé mélanger rek dafay commencé lâcher bu baax gis ngeen sànq ni mu nàkkaaralee woon ak léegi ni mu commencé lâcher dafa am consistance bi ñu soxla mooy bu ma ko yëkkatee xool leen instant bi gis nga day def kii te ñun dañu bëgg mu couler comme ruban quoi ba nga xamante ni man dinaa ci mën a bind le chiffre 8 wala boog nga def ci lettre A te du dagg benn yoon
liggéey bi yëpp ci niveau bii la donc booy def da ngay def di xoolaale gis nga mu ngi dagg donc mooy des na tuuti rek gis ngeen bëgguñu mu am benn donj gis nga léegi nu muy def voilà gis nga mu mel ni ruban xoola voilà léegi li ma leen di wax ci chiffre 8 bi par exemple su ma ko yëkkatee nii xool leen ma jëlaat encore gis nga defar naa plusieurs numéro 8 te daggul léegi nag fii laay yem parce que boo ko continuer rek di nga ko yàq léegi nag ñu daal di jëli suñu kii nuñ koy waxee pastry bag mooy mbuus wala loo mun a am loo xamante ni da nga koy def di nga si mun a def mbir mi lii nii mélange bi après nag léegi nga daal di koy def si benn kii cookie sheet loo xamante ni plaquette yiy dugg si four yi noonu da ngay préchauffer sa four à 300 degrés Fahrenheit moom mooy environ 160 jëm 170 degrés léegi nga bàyyi ko foofu bu tàngee après nga door a dugal affaire yi ci four bi donc ma ñëw indi wan leen loolu incha allah. waa gis ngeen nag ci fi mu nekk nii le temps ñuy xaar suñu macaron yi di pare dañuy daal di defar donc li nga xamante ni moom mooy dem ci biir mu nekk li ñuy wax kii bi crème bi nga xam ni moom lañ koy enfourrer donc tey jii dama leen di won bu classique mais après dama siy defaale bu si nekk dama siy ajouter waale xam nga defaroon naa boo xamante ni bu rose bi la nga xam ne ko day mel ni comme fraise ak yooyu boobu damay jëlaat colorant alimentaire bi def ko si kii bi si kii bi crème bi comme ça léegi mu am couleur boobu su la neexee nga bàyyi ko weex donc li nga xam ni moom moo siy dem lu classique moo nekk beurre damay jël gis nga beurre bi ni mu defee nii par trait la ma won par kuddu su ma ko bëggoon dagg par kuddu donc 6 kuddu laa si bëgg mu nekk 1 2 3 4 5 6 fii laay dagg beurre bi daal di koy def si biir ku nekk rek c'est selon quantité bi ngay defar donc 6 kuddu mu ngi nii ñu daal di koy def si biir bismillah voilà donc 6 kuddu mi ngi nii normalement 6 kuddu beurre yi da nga siy dolli benn kopp ak genn wàll pour suukar mais man loolu dafay saf suukar ba mu ëpp pour man donc moo tax ma wan leen nii ku mu neex nga xool li nga siy def donc léegi man damay jël commencer par benn kopp bii sax soo gisee li tax ma def ko c'est parce que après dama siy dolli crème fromage à tartiner ki nga xam ne amul fromage à tartiner mun na yem si beurre bi ak sucre bi ak essence vanille jeex na tàkk parce que loolu mooy kii de base bi moom mooy recette de base bi daal donc léegi man dama koy daal di def noonu nga xam ne su ma si defee fromage bi li may dimbali mooy dafay tax mu mun a nekk par exemple su ma ko doon yóbbu fenn tey jii fromage bi dina tax conservation bi neex du gaaw a seeyee ak yooyu su fekkee température bi dafa tàng ak yooyu du ma risquer muy seeyee ak yooyu donc waaw léegi dañuy daal di ñëw commencer bati affaire yi léegi pour ma wan leen rek comme ça ngeen am une idée bu ko defee bu ñu jógee foofu ñu daal di commencer def ci suñu ay rajout quoi. voilà gis nga dañuy jël rek suñu spatule donc génnee rebord yeeg yooyu juste pour ñu assurer que ni lépp dina mélanger wu ñu daal di jël ci rebord yi aussi wàccee sucre yeeg beurre rek kii yi taq yi gis nga ni mu commencer def nii ñu jël tuuti suñu essence vanille def ko ci bismillah. gis ngeen léegi nag ku mu neexoon fii ngay yem parce que kii bi pare na beurre bi nga xam nee naa ko beurre sax crème bi nga xam ne moom lañ koy daal di enfourrer ci kii bi ci suñu macaroni yi pare na mais comme li ma leen wax sànq dama koy diviser en deux bu ci nekk dama bëgg couleur bi bu la neexee nga daal di koy utiliser pour bépp façon kii macaron bi nga xam ne am nga ko mais man dama koy diviser en deux parce que dama bëgg pour macaroni yi am même couleur que seen li ma koy enfourrer donc moo tax damay daal di jël moo ko wàññee nii léegi bu njëkk bi dama siy def tuuti kii bu rose bi comme moom moo àndoon ak nan lañ koy waxee genre fraise boobu dama siy def colorant alimentaire bu rose bi voilà moom jarul muy foncé yu clair yu ëpp yooyu parce que duñ ko dugalaat ci four bismillah eh oui
baax na voilà gis nga bii pare na donc damay daal di ñëw rek transvaser ko bu ko defee ñu daal di jublu ci deuxième bi moom tamit ñu mun ko attaquer mooy bi nga xam ne dafay nekk à base de chocolat parce que dama defar boo xam ne day nekk sous forme de mocha mooy macaron bi dañ ko jaxase woon ak tuuti café ak tamit tuuti cacao bi nga xam ne c'est pas sucré donc loolu muy deuxième version bi xaaral ñu ñëw teggi lii nag léegi wan leen ko voilà bi jeex na léegi dañuy jël deuxième bi donc du ma changer kii bi du ma ko raxas wala lenn parce que couleuru kii bi du si changer dara bi nga xam ne moom la ñuy ñëw def parce que couleur dominante bi cacao bi la te moom moo gën a fort que kii bii nii bu rose bi donc da koy masquer rek voilà damay fexe ba rebord yi yëpp dañ ñu daal di jël suñu cacao ku nekk rek yow yaay xool quantité bi nga bëgg gis nga bu fraise bi mooy bu rose bale bu ñu neexoon ñu defaale ci tuuti citron bu ko defee nga xam ni day gën a neexal donc lu toll ci kuddu bu mag rek laa def nii ndax quantité bi ma yore léegi ma daal di koy battre xool su ma joxee couleur bu marron bu satisfaisante ma bàyyi ko sinon su ma gisee ni des na toujours ma daal di koy yokk incha allah. waaw ñu essayer rebord yi gis nga bii tam pare na damay daal di jël mbuus rek ku nekk mbuus bi nga am rek ngay utiliser ma jël ko daal di ciy def suñu crème bi donc gis nga mi ngi nii ma téye sama loxo xaar gis ngeen nii rek laa koy jëlee daal di koy sotti ci mbuus bi nii taf nga pare bu ko defee ñu daal di ñëw won leen suñu macaron yi après ñu commencé ko assembler nag léegi incha allah. voilà gis ngeen suñu kii baa ngi nii suñu macaron yaa ngi nii gis nga bañ ko paree dañ ko daal di yëkkati nii rek génnee ci four bi donc moom mu defaral ñu li ñu bëgg lépp gis nga donc léegi li ñuy def mooy dama doon jël par ñaar ma taqale leen nii bu ma gisee ni taille yi tolloo na nga xam ne ñoom ñaar laay boole. donc li may def fi mu nekk nii damay daal di ëlbati nii su ma ëlbatee léegi ma daal di jël gis nga suñu kii bi crème bi nga xam ni moom lañ defaroon damay daal di dagg fii ku nekk mbuus façon bi nga am bismillah donc gis nga su ma daggee nii moo may dimbali ba nga xam ni dinaa mun a def crème ci digg bi donc yow tuuti rek nga soxla après daal di jël deuxième kubéer bi ubbee ko ci kawam bismillah wan leen gis nga comme rek liñ doon def ci bi ñuy defar macaron yi ci boppam niñ ko defaree woon moom rek moo nekk nii donc nga daal di jël beneen bi nga daal di jël teg boo tegee nii danga koy tourner mel ni ku koy tourner gis nga bu ko defee mu yow doo damm ak cookies bi doo def dara gis nga mu nekk nii sa crème donc ñu defaat beneen encore nii rek la soo paree nag bul jéem a essayer naan yaa ngi koy lekk léegi dañ koy dugal ci frigidaire bi mu fanaan donc da nga ko fay bàyyi boo ko defaree ci ngoon bi da nga koy bàyyi ba le lendemain donc ci lay gën a neex bu ko defee yëf yi commencé nooy ak yooyu cafka yi gën a duggante donc noonu rek lañ koy defaree léegi du ñu def rek lu dul continuer defar yi bu ñu paree bu ñu commencé chocolat bi aussi ñu ñëw wan leen tamit nuñ koy doxalee incha allah. voilà commencé nañu pour mocha bi donc mu nekk nii damay daal di jël rek même procédure bi laay def donc ma daal di jël rek teg ci digg bi nii bismillah li ma fàtte woon wax leen mooy cookies yi soo leen ko génnee da ngeen di bàyyi ba mu sedd guy bala ngeen koy laal bu dul loolu soo ko laalee rek day daal di day tas donc boo ko bu seddee
boo ko yëkkatee rek dalay topp léegi bu la toppee nga def ko ci lu mel nii loo xamante ni du ñaq du def dara gis nga lii genre mèche la grille la boo xamee grillage la boo xamante ni air bi day dugg si fu nekk bu ko defee loolu dina tax cookies yi mën a gën a wow ba pare du la indil benn jafe-jafe donc ñu daal di jël rek comme li ñu waxoon sànq gis nga buñ jëlee rek daal di fexe teg ñaari côté yi gis nga bàyyi mu jàll donc ñu jàllaat ci beneen bi gis nga daal di teg donc ni ma ko defee nii dama jël yi nga xamante ni ñoom ñoo tolloo taay par exemple nii laay def bu ñu wooyee ba pare nii laay def gis nga mu nekk yoo xam ne dañoo tolloo taay bu ko defee nga mun leen boole donc di leen teg noo xamante ni da ngay ñëw rek jël ñaar yi tolloo yi boo defee nii yow xam nga kubéer bi ban la parce que yëpp duñu mun a tolloo léeg-léeg ndax ni ngay defee comme ni nga ko doon sottee mun na am sa loxo gën a bëri ci benn bi nga xam ne moom nga doon def donc loolu rek moo tax léegi nii la ñuy yeggalee bu ñu paree daal di leen di ñëw wan ñun incha allah nuñ koy assembler et tout. voilà gis ngeen defar nañu suñu mokkaay yi ba pare muy macaron mokkaay yi léegi nag ku mu neex nga yem fii mais man xam ngeen ma toujours duma fi yem damay jël sama chocolat noir donc moo nekk nii tey jii aw ma baar yi chips yi laa am muy doom yu ndaw ndawaan yi nii ma def si tuuti lait gis nga su ma si defee tuuti lait dama koy dugal si micro-ondes bi après su ma ko génnee ma daal di siy def toq beurre pour mélanger ko bu ko defee ma daal di koy ñëw suy ko si kii bi macaron yi si benn côté bi donc ñu def loolu dugal ko si micro-ondes bi pour quelque chose comme 15 secondes après ñu génnee waat ko incha allah. gis nga dañuy defar benn genre grenache rek gis nga mataluma sax 15 secondes parce que avant ma fay yegg sax mbir mi commencé na tàng bay bax laa la wax ba presque tuuru si biir micro-ondes bi gis nga. ba léegi dafa dang parce que dama bëgg loo xam ne dama koy mun a suy nii xam nga lii ba léegi dafa dang donc dama siy dolliwaat tuuti liquide rek voilà nii rek baax na léegi voilà mu ngi nii pare na donc dañ ko def si mbuus nii rek léegi ma daal di dagg cat bu ndaw a ndaw a ndaw si kii bi si buu bi lu ndaw laa si dagg rek pour nga xam ne dinaa ko mun a suy nii ku amul mbuus mun nga ko def ci kudd bu ndaw di ko si wis noonu daal donc léegi damay ñëw parce que du ma def côté yëpp damay def benn côté rek pour xool quoi en attendant su rafetee ma bàyyi su fekkee ni soxla na ma def côté yëpp ma daal di koy def incha allah voilà. gis nga ni ma bëttee mbuus bi dafa xaw a dijji tuuti par rapport ak li ma bëggoon ni ma bëggoon mu mel. ku nekk rek yaa koy décorer noo ko sentiree. donc nii lañ koy bàyyi mu daal di wow ba ci kanam tuuti après bu ko defee ñu daal di ñëw nettoyer wan leen nuñ koy assembler incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indi leen tey jii li ñuy wax macaron donc tey jii nag moom lañ leen indil fii ñu def ko ñaari façon benn boo xam ne style moka lay nekk am boo xamante ni day mel ni comme genre fraise donc j'espère que di ngeen ko essayer te bu ngeen fekkee essayer ngeen ko aussi bu ngeen échoué wee bu leen décourager affaire bi persévérance moo leen di dimbali parce que dina la jëlal plusieurs essais yoo xamante ni pour mu mun a jàll daal donc boo leen persévérer rek incha allah di ngeen ko bu ngeen toppee li ma leen wax à la lettre rek incha allah si kàttanu yàlla di ngeen ko réussir sans pour autant mu indil leen benn difficulté di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu bu leen fàtte di partager vidéo yi ñu ngi gis seen commentaire ak seeni suggestion di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah